mbokk yi jàngeen jëf dal leen jàmm bismillah ci xibaar yi li ci gën a fas lakk ba amoon ca hôpital Magatte Lô bu Linguère dossier bi nag ma nga ba tey ci table procureur bu Louga jëlaguñ ci nag benn dogal waaye l'enquête bi ñoo ngi koy woyal directeur bu bees bi nag biñ fa tabb tey lay tàmbali liggéey bi ci teewaayu gouverneur bu Louga fête premier mai di fête bu ñu jagleel ñii di liggéeykat yi waaye du saf dara ñi ña nekkoon wala sax ña nekkoon foofe ca teenu Ngajaga ngir fay lakk bi ndax dañ fa jóge amatuñu xëy waral nag ba Cheikh Diop jiite CNTS FC ne ëllëg incha allah dina la fas yéene daal xeexal leen ngir ñu dégg leen ñoom ñii di liggéeykat yooyu nekkoon foofa ca teenu Ngajaga ñu waxtaanee tamit Dougar ca Rufisque tàngoon na lool ni ki démb diggante bay taxu der yi ak ñii di askan wi foofee li ko waral nag mooy ay kër yu ñu fa doon tocc ñu ne daal waa des ko ñoom ñoo fa jaar dina ñàkk déggoo bu am diggante askan wi foofee ak benn entreprise bu ñuy wax Picop ba sax am ñu teg loxo ñaareelu pàcc xibaar tàggat yaram ak yéene kay ci technique bi Abdou Thiam ak Yacine Pouy asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. dañ koy tàmbali Linguère dossier bu jëm ci lakk bi nga xam ne amoon na fa ca unité de néonatologie bu hôpital Magatte Lô ba nag foofee ñu ne dossier ba ma nga ca kaw table procureur waaye amul dogal buñ ci jëlagum waaye lànk bi ñu ngi ko wér bu baax a baax ci sax daal jamono ji ñu ngi xaar nag njiit bu bees bu boobule l'hôpital mu daal di jël fonction ci teewaayu gouverneur bu région bu Louga. ñu waxtaane ba tey lii di pàcc mi ñu ne daal dafa doxul dara foofa ca Kolda loolu mooy gis-gisu ay membre yu bokk ci intersyndical liggéeykatu hôpital régional bu Kolda ñoom nag dañoo daal jàpp ne faw daal ñu gën a taxaw lii di paj mi te sax ki jiite santé di Abdoulaye Diouf sax dafa daal di laaj Abdoulaye Diallo. ay liggéeykat yi bootu ci syndicat de la santé ak ñenn ñu waa société civile te ñu amal fii ci Kolda ab dox ñaxtu ngir naqarlu jafe-jafe yi nekk ci këru docteur yu Fuladu boobee askan moo mer bay futtu mer jëwriñ ji ñu denk wàllu wergu yaram askan wi Abdoulaye Cissé ci ñoom la bokk. parce que nan ngay mënee jël nappakatu jën koo xam ne responsable ay gaal yu dem nappi nga jël kooku ci biir ndox ñëw indi ko di ko def ministre de la santé kooku vraiment ñëpp gis nañ ne tey ji système sanitaire bu Sénégal surtout bu Kolda lépp feebar donc moo tax ñun lu ñuy ñaan encore une fois de plus Abdoulaye Diouf Sarr dafa war a rendre démission parce que wax ma waxu liir yu faatu Linguère mais loolu lu tuuti la si loo xam ne moom mooy xew si loo xam ne moom mooy faatu bés bu nekk suñuy biir hôpitaux. affaire gynécologue bu Kolda daa bokkoon ci li ñuy joytu. mais ba léegi problème hôpital régional bu ñu nee problème gynécologue bi dañ ko affecté nangu te ñëw ba léegi. kooku du moom kese parce que loolu am na yeneen personnel yeneen agent yoo xam ne affecté woon nañ leen fii Kolda nangu ñu ñëw donc kooku day wane ne encore une fois de plus day firndeel ne encore une fois de plus amuñu benn respect si population bu Kolda mais loolu wane na waat encore ne dafa am prise d'autorité au niveau du ministère de la santé parce que Abdoulaye Diouf Sarr département bu ñu ko confié wane na ne cuune la xamul département bi mënu ko yor. ñoo ngi naqarlu it ni ay alkaati tasaare seeni doxu ñaxtu bi ñu doon amal la RFM Kolda Abdoulaye Diallo. ñu waxtaanee lii di mbas mi ak nu mu yàq yenn liggéey yi ba ñenn sax jaaree fa daanaka amatuñu xëy koppar yi nag ñi ñu jagleloon ñii di dawalkatu moto Jakarta yi génn nañu ko waaye nag ñenn ñi daal jàpp ne niñ ko daal tasaare dafa jaaxul yoon ca Kaolack foofee nag ñu jàpp ne daal fanweeri million ak ñett la ñu daal di jox ñii di dawalkatu moto Jakarta yi ca Ziguinchor am nañu juróom-ñaar fukki million ak benn ñu jox nag kàddu gi président réseau doomu Sénégal yi yëngu ci ñiy dawal deux roues moom dafa jàpp ne daal ci jamono jile faw ñu xam ne daal faw ñu xoolaat yenn yi mu ngay wuyoo Mamadou Ndiaye ci micro beeg Angéna Gomis. lii la ñu doon xaar ci ñoom parce que dañ doon wax ne xaalis bi mi ngi fii dañ ko lekk te mi ngi fi woon donc joxe woon nañ ci suñu contribution parce que amoon nañ ci lu wóor ne xaalis bi mi ngi sur place léegi nag comme yàlla def na jox xaalis bi mi ngi sur place jox nañ ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yelloon muy les conducteurs de moto Jakarta donc ñu ngi si sant le président de la République di si sant le ministre ci monsieur Mansour Faye ak équipe bi nga xamante ne vraiment ñu ngi taxawoon boobu ba léegi di ci def lu nekk ak président fédération Jakartaman yi ñu koy wax aussi Mamadou Ndiaye di ko wax aussi Samb beneen fédération bi ñuy wax Samb ko ma Samb aussi di leen féliciter bu baax ci seen taxawaay. ko wax Kaolack sa xel day dem ci dawalkatu Jakarta yi ñoom daanaka presque ñoo ëppalee ay conducteurs mais 33 millions la am te Ziguinchor am 71 millions. damay jàppale ci par rapport ak recensement yi ndax bi ñuy waxee waxu xaalis bi ak waxu Covid ñu jàllale ko ci loxo gouverneur
gouverneurs yi ak préfet yi ñoom ñu def ay recensement am na ñu ko gëmoon am na ñu ko gëmul donc ñi nga xam ne nag gëmoon nañ ko dem nañu bindu ji bon ñi nga xam ne aussi gëmuñu ko woon demuñu bindu ji donc ñi nga xamante ni gëm nañ ko te vraiment xaalis bi dafa yàgg parce que lii rek moo tàddeloon xaalis donc comme que ñu ngi koy laaj nag ñi nga xam ne gëmoon nañ ko nag ñoom lañ koy jox ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yelloon ñu jox leen ko. léegi ñi nga xamante ne binduñu rek. ñoom moom dañuy xaar ba beneen yoon parce que le coup est déjà parti. ak RFM kumpa jeex na. 1er mai ëllëg la di fer bu ñu jagleel ñii di liggéeykat yi waaye narul saf dara ci ñii di liggéeykatu Forteza di ay jàmbat dëgg sax yu demoon fay lakk ba amoon ca teen bu Ngajaga waaye nag yàgguñu fa ndax ñaa nga ca chômage ci jamono ji ndax amuñu xëy waral nag ba sax ñu wax ne li ko waral mooy ay jafe-jafe ci wàllu koom-koom di difficulté économique Forteza waaye nag kii di Cheikh Diop jiite CNTS FC ne daal dafa fas yéene taxaw ñooñu di ay liggéeykat ci feetu 1er mai bi li waral mu wax loole ci assemblée générale bi nga xam ne liggéeykatu Forteza dañ ko amaloon démb foofee ca Ngajaga ñu déglu kàddu yi Cheikh Diop ci micro bi Abdoulaye Cissé. xamoon nañ ne liggéeykatu Forteza ñu ngi ci ay jafe-jafe waaye mënuñu woon a xalaat xel mënul woon nangu ne ci jafe-jafe yi fii la toll. dëgg la ñu ngi jóge ci lakk te lakk googu sax am na lu ma ci bëgg a leeral. ñetti weer la lakk gi duré ñu dem jëli ji Aliborton mu ñëw ne day fay lakk gi teg na le liggéeykat sénégalais yi kenn jigéewul lu dul du assurer le petit service gaa ñi nekk ci ba télé il faut que ñu wax ko mu leer pour que askanu Sénégal xam ko gaa ñi nekk ci ba télé travailleurs sénégalais yi ñoom ñoo reculé travailleurs sénégalais ñëw au front en 15 jours ils ont éteint le puits ils ont tué le puits de gaz mais loolu bañ ko defee teguñu ci weer ñu yóbbu leen chômage technique te biñ leen di yóbbu chômage technique yaabal nañ leen ñetti weeru salaire arriéré waxuma waaye en 2018 at mi yëpp arriéré de salaire la ma ne li xew fii mënatuñ ko nangu li xew fii daf ñoo bett parce que gëmuñu woon ne lii mën na fi am société bu mel ni Forteza di société pétrole di doxale nii daanaka gi galgal li président di def loolu tamit mënuñu ko nangu te lii président dina ko dégg ci noppam yàlla dogal na avant 1er mai laa ñëw lii président dina ko dégg te it dinañ ci taxaw. ñu waxtaanee leneen maanaam ñi ñu licencié toll ci fukk juróom-ñett di ay délégué waaye tamit teg loxo ñaar fukk ci liggéeykatu usine Twyford di usine boobu di defar ay carreaux ca Mbour ca Sindia waral nag ba mer lool sax kuréel wala Union démocratique des travailleurs bu Sénégal di UDTS mi jàpp na loole daal njaay doole kese la du leneen ñu sax bëgg ñu xoolal bu baax a baax doole bi nga xam ñu ngi koy jox ay investisseurs maanaam ñi ñëw di faral di jël seen i koppar di ko def ci mim réew ndax seen i doole wëpp na foog ñu xoolaat ko démb nag UDTS amoon conférence de presse leexale ndongo ka waa Union démocratique du Sénégal di artu nag waa UDTS ni rafetlu ñu nag salfaañe gi ñuy salfaañe àq ak yelleefu liggéeykat yi gi la organisation syndicale ni ñaawlu na nag dàq gi ñu dàq ci lu teguwul ci dara lenn ci ay liggéeykat yu nekkee woon ca Twyford Abdou Aziz Sy mooy trésorier waa UDTS. 1er mai fête internationale du travail maanaam dañu am naqar buñ ci dal ñu xëy daal di licencier fukki délégué di personne ak juróom-benn yemuñ ci ñu jàpp leen ak ay travailleurs yi doon bañ yóbbu leen ci kaso bi ba le 4 mai liggéeykat yooyu. kaso du seen kër dañ doon xeex seen i droit et c'est le minimum en droit du travail. ñoom waa UDTS ni fi yëf yi sooxee nag la ñuy duut baaraam mu di code des investissements ñu ni gile document nag dañ ko war a tëggaat ba nga xam ne day aar ñii di àq liggéeykat yi. travailleur bu fekkente ne yow da nga nekk en sursis 3 mois sursis la kon doo ñemee syndiqué loo waroon a bañ doo ko mën a bañ loolu nag code des investissements bi dañ ko war a xoolaat ñu harmoniser le code du travail qui est un code protecteur parce que mënuñ signer la convention 97 signer la convention 98 signer la 135 la protection des délégués du personnel xëy encore le code des investissements qui est une loi d'accord ñëw bëgg mettre en cause te li ñu gis tiital nañu parce que fi ñu jëm bu fekkente ni amuñu fu la taxawuñu lañ sacrifier les travailleurs. organisation syndicale bi it ni lenn ci ay entreprise ci réew mi dañoo war a xoolaat nag seen doxalin ndax waruñoo sukkandiku nag ci mbas mi ngir dàq nag ay liggéeykat. mais yëpp ci entreprise yi tey dañu jël presse comme pandémie def ko licenciement économique ñun nag wax ñu licenciement abusif lañ ko tuddee ndax licenciement économique dafa obéir à des normes mais bëri na entreprise yoo xam ne appliqué wuñu loolu kon dañu prétexte pour dàq ay liggéeykat ñun foofu ñu dàq liggéeykat ñun duñ ko fekkee. ñoom waa Union démocratique des travailleurs du Sénégal di sàkku nag ñu daal di ubbi balaa yàgg dara ay
waxtaan ngir nag lu aju ci retraite à 65 ans bi ñu mën koo yaatal ba mu daal dee daj ñëpp. Ndonga Ka Pikine rajo Futur Media. Duga te Rufisque ay jàppante yu métti ni ki démb diggante askan wi foofu ak way taxu dara li ko nag waral mooy ña fa yeewoo ca commune boobu nekk ca Diamniadio daal ñoom dañoo taxu ne du ñu nangu ñu tojati seen i kër te sax ñi di waa des ko ñoom ñoo def ni nu mel li nag waral ni nu mel mooy ñàkk déggoo seen digganteeg entreprise bi ñuy wax Pickup ne daal dafa am lu toll ci juróom-ñaar fukki hectare ak ñaar léeg-léeg Abdou Diouf Diagne. ay xeer yu ñuy sànni ci côté bi muy juwaloog ay gaz lacrymogène xeex bi dox ci diggante askanu Dugar ak takk der yi mu ngi wéy li waral fitna yooyu naka mooy ay kër yoo xam ne dafa nekk ci gox boobu tañ bëgg koo toj waa Pickup daal di koy santaane ñoom ñuy xam ne ñoom moom foofule Diop Ndour moom la askan wi jël ngir mu xeexal leen. léegi nag ñoom guerre la ñu woo population bi duñ leen tere ñu guerre dañuy fekk si population ci biir guerre bi ànd ak ñoom parce que ñoom li ñuy réclamer ñoom ñoo ko moom ñoom tooñuñu seen biir dëkk lañ leen fekk jaay leen doole nangu seen i suuf ci lu illégal amul benn këyit boo xam ne ni rek normal na ci suuf si ñuy nangu ba pare fekk leen fa bëgg toj seen ay kër plus de 100 ans ñu ngi fa dëkk ñu bëgg ko toj ci lan loolu lañ dul nangu. tekkaaralu préfet bu département bu Tëngéej doon tamit loo xam ne ñaxtukat yi ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax. préfet mooy dooleel Pickup fi ñu toll je le dis haut et fort parce que bu ministre de l'intérieur ne def leen marche arrière ngeen toog ak Pickup ngeen régler situation bi préfet autorisé Descos ne ko demal nga toj loolu mooy provoquer population bi xale yi li ñu nekk nag ci seen droit la ñu nekk man maa ko cautionné et je suis entièrement derrière eux du ma ci ne kenn marche arrière du ma ci ne kenn dellu ginnaaw bu ñu bëggee xale yi dellu ginnaaw na Descos retiré wu na machine yi retiré wu. takku ba dëgër nag ngir daal di sàmm seen i suufa askanu Dugar di woo ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama yi ñu jàppale leen ci seen xeex bi. pendant 2 jours ñu ngi sànni lacrymogène bay dugg ci seen i biir ay kër di leen fekk ci biir kër yi li ñu leen ñaan nag mooy ñi ñu jàpp nañ leen bàyyi mais duñu marche arrière duñu reculer. nous faisons appel au forum civil nous ferons appel à Y'en a marre nous faisons appel au FRAPP. juróomi nit nag ñoom la ñu jàppoon démb ñeent ñi ñu mujj bàyyi leen ci guddi gi tey ji nag ñuy xamle ni am na ñeneen ñoo xam ne teg nañu leen loxo. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. fukki simili ak ñeent moo tegu ci juróom-ñetti waxtu fii ci RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. SAES àdduna ci coow li am ci kan moo war a joxe ay bourse d'études ñii di étudiants yi buñ sukkandikoo ci syndicat bu boole ñi yëngu ci njàngale mu kawe mi nag jàpp ne recteur loolee du liggéeyam maanaam joxe ay bourse waaye nag ministère bu enseignement supérieur looleel moom la war. jaarale ko ci direction des bourses leeral yeeg ki jiite SAES di Malick Fall ci micro beeg Mama Soukan. li jëm ci wàllu master comme ni ko nit ñi di xalaatee mooy étudiant bu jokk rek mën nga dem master loolu amul ci benn réew te yaakaar nañu ni également dana am ci Sénégal bi. loolu mooy première dëgg master yi dafa am ci fu muy sukkandiku te dafa am jumtuwaay ak nattuwaay yu bare yoo xam ne moom mooy matale ko moom la ñuy dajale ko pour ñu mën a jox. ñu mën a tànn xale yi nga xam ne ñoom ñoo la ñuy inscrire ci master muy benn ñaareelu yëf bi ñu ko muy dëgg koo xam ne dañ ko bëgg fàttali réew mi mooy ñun université suñu coobare mooy teg ay nattuwaay yoo xam ne moom la ñuy nattee xale yi pour wax leen ne leen yow mii kat natt nañ la ba xam nañ ne yow mën nga ñëw ci master mais ñun du ñu joxe katu bourse looloo tax ñuy wax ak suñu instance yi nañu def ndànk seen rôle du moom mooy attribuer ay bourse seen rôle mooy teg critère ba ni étudiants yi kat ñii nangul nañ leen ñu inscrire ci master yi ñu jël liste boobu jébbal ko administration xale yi dem ci administration maanaam ci scolarité yi inscrire fa la yem lu jëm ci wàllu bourse ministère bi dafa am direction boobu tuddee direction des bourses direction boobu moo am ay kuréelam yuy daje ak ni ñuy tënkee seeni xalaat ba wax ni kat nii la ñu tënkee pour que nit ñi mën a am bourse wala déet donc du université yi ñoom ñooy dig critères yooyu loolu également ñoo ngi koy fàttali suñu recteurs yi di ko fàttali également suñu ñooñi ñay liggéeyee ca Salin du Sine Saloum ñoom it wane seen i naqar met ba futtu dañu sax demoon démb ca direction bu entreprise boobee daal ngir laaj ñu jox nañ seen i avance qualité ndax directeur bu boobu la société daal dal leen ko bañ a jox te ñoom sax dañoo wax ne daal loolee am na tey fukki at dañ koy jot waaye ren daal dañoo bañ du ñam waaye police daal ñoom ñoo ñëw dal leen fa jëlee ki waxoon seen i kàddu di Moussa Faye ci micro bi Ibrahima Diamé. ngir nga avance bi nga xam ne dafa bañ na du ko joxe bi nga ko dalee joxe ak léegi yàgg na boobu suma jamono noonu papa la boobaa léegi ëpp na 20 ans nga bëgg a xëy tey na doo joxe avance bi pour lan ak fan la teg loolu noonu ñun nag fii ñuy wax yooyu sant bi dañoo sës sonn nen sës goo xamante ni moo waral tey ñu bàyyi suñu yëpp toog fii nii te désormais duñ fi bougé tey te jotuñu avance bi weer bi dee na ñoo ngi nii amun dara tey la 29 kun fay salaire bu baax doo laaj avance corté bi nga dem gérer leneen te fii ngay gis ni boîte la boo xamante ne ay milliards lay gagné
par mois chaque mois ay milliards lay dugal moom lay gagné ñun ñu fi nekk nag mënuñu am dara mënuñu gis suñu bopp ci dara moo tax tey ñu taxaw pour laaj avance bi mu bañal du ñu ko jox ëlbatikuwaat bugg ñoo noot ñun bugg ñoo jaay doole bugg ñoo def loo xamante ne ñun xamuñu ko te ñun nag pare nañ fi ñu toll nii pour lépp ci lu mu pare ñun pare nañ ci fii kër gi ngay gis nii ñun fi la nekk di fi liggéey di daan suñu doole kon dañ fa war a jëlee li nga xamante mooy suñu ndàmpaay ak suñu lépp am ndam li ci des nag ñoom la rek buñ bëggee defal ñu ko buñ ko bëggut ñu wax ñu leen bëgg ñu fekk si leen si. Ibrahima Diame jéem na jokkoo ak directeur bu entreprise boobee nag waaye dafa bëggul daal yëkkati ay kàddu jëm ci lu mel waaye daal jot na wax daal ne avance boobee du loo xam ne force la. RFM Sport. Diagne Cheikh maa ngi la nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Seydou Nourou. bismillah ci xibaar tàggat yaram. dal di ko door rek wàllu lamb ak déggoo gi nga xamante ni mujj naa am niki démb ci diggante CNG de lutte ak lii di promoteurs yi ndax fan yi la weesu woon déggoon nañu coow li nga xamante ni daal tàmmale woon naa am seen diggante gannaaw ba CNG bëgg ñii di promoteurs yi daal di joxe ak caution 1 million ngir laata ñuy tëgg combat gu ñu mel gannaaw loole nag ki nga xamante ni nag moo di Adama Bopp bokk si biir CNG de lutte am na ay kàddu yu mu jot a yëkkati ñu déglu ko ci micro Abdou Diouf ñu wax. bi ñu waxtaan ak ñoom won nañ leen ni leen caution dafa mos a am ndaxte contrat de concession yi ñuy signé yépp caution bi mi ngi nekk ci biir ñoom ñëpp nangu nañu loolu ni caution dafa mos a am. am nañu yéene dem waxtaan ak kilifa gi muy ministre des sports pour mu jàppale ñu pour ubbi stade Iba Mar Diop ci benn diir. loolu dinañu may nga xamee ni promoteur yi nga xamee ni dañu amoon bés te mbas mi bi mu ñëwee moo tax mënuñu koon def ñooñu ñu mën leen jukki waaye nag képp koo xamee ni nee nga amoon nga ci bés ba indi firnde bi mu wóor ni amoon nga bés bu boobaa yow doo fay caution te dinañ la bàyyi nga tëgg stade Iba Mar Diop loolu aussi dina tax ñu xaw féexal tuuti arène nationale bu ko fa bëgg tëgg aussi ñu may la nga mën tëgg loolu aussi ci diir bi wane ne nag caution jógewu fi caution mi ngi fi ba léegi muy arène nationale muy stadium Iba Mar Diop caution da nga koy joxe balaa ngay tëgg caution bi ngay fay arène nationale dina wute ak caution bi ngay fay stadium Iba Mar Diop Fallou Ndiaye jégalu na nangul nañ ko yaakaar naa ni mën nañu wax ne daal gën nañu joxantewaat loxo gën a jubluwaat ci liggéey bi jàmm dellu si na. waxtaanee wàllu football ak lii di Ligue Europa demi-finale aller yi nag ni ki démb la ñu ko daal di jeexal ñaari jogante daal di amoon AS Roma moom ñii di waa Manchester United moo leen daal di daan juróom benn ball ci ñaar donte AS Roma sax ci match gi moom moo njëkkoon a dugal bitu ñii di waa Manchester United ko dugal moo di Cavani ñaar la daal di dugal Fernandes di doomu Portugal Bruno jot a dugal moom itam ñaari bit Pogba ak Greenwood jot a dugal yeneen ñaari bit yi équipe bi di Manchester United geneen jogante ba tey ñeel lii di demi-finale Ligue Europa ni ki démb itam Arsenal daa ñàkk ca Espagne digganteem ak Villarreal ñaari bal ci benn ca Espagne démb dañoo doon dabe seen jongante championnat waaye ñii di waa FC Barcelone dañoo lajj googu nag lu mu leen jural moo di place bu njëkk bi nga xam te ñu ngi ko doon bëgg a foqati daal rëcc na leen ba tax na le tubaab di wax daal amatuñu seen destin en main ndax ñoom démb dañoo daal di ñàkk seen diggante ak ñii di waa Grenade ñaari bal ci benn donte sax ñii di waa FC Barcelone ñoom ñoo njëkk a dugal ki di Léo Messi moom moo jot a dugal nag laata yëf yi ñu koy daal di dipp ñi loolu nag lu leen jural jamono gi waa FC Barcelone ñu nga féetee si ñetteelu place bi donte ñoom ak Real Madrid ñoom ñoo toll ki pañ waaye ñi nga xamante ni ñoo di waa Atlético Madrid féetee ci place bu njëkk bi ñoo rawee Barcelone ak ñii di waa Real Madrid ñaari poñ ca France tey jii la ñoo fas yéene door seen 35e journée seen championnat 19h diggante Olympique bu Marseille ak Strasbourg Marseille bokk ci équipe mi nga xamante ni jamono gi ñoom itam dañuy xëccu ngir mën a am place déwén ci wàllu Europe Angleterre itam danañ daal di door ni ko tey jii ci ngoon seen 34e journée bu seen championnat Leicester jamono gi bokk si ñetti ñu raw moom dana fekk Southampton ca dëkkam ci bu 19h jotee ci Espagne tamit 34e journée ni ko tey yi lañ koy daal di door diggante Celta Vigo ak ñii di waa Levante ci bu 19h jotee ñu daal di ko jeex léegi wàllu beach soccer ak équipe nationale bu Sénégal mi nga xamante ni ñu ngay waajal lii di Coupe d'Afrique beach soccer di ki démb sax lañ doon amal tirage bi ca Caire Sénégal xam na fa mu féete fàttali tamit suñu réew ñoom ñoo fas yéene dalal googule jongante ci weeru mai incha allah fii nii ci Saly ci yoon googule sax ki nga xamante ne moom buy manager général bu équipe bu Sénégal di Ibrahima Diachita am na ay kàddu yu mu jot a yëkkati ñu dégg ko ci micro Abdou Diouf ci ñox lu mën a ne la comme déjà Joseph Ponce nga xam ne bii c'est le patron des
compétition de beach soccer bu et FIFA ñëw ne Ahmed mi nga xam ne mooy responsable beach soccer bu CAF ba vraiment il a beaucoup apprécié aussi l'espace xam nga ñun en tant que technicien ce qui nous intéresse mooy surface de jeu fi ñuy jouer ben nous on n'a pas vu de souci par rapport à ça quoi moom aussi même chose donc voilà. ok yaakaar nga ne bërëb la bu idéal pour def compétition bu mel ni boobu. Il y a juste rek quelques aménagements à faire ils ont donné des recommandations je crois que quand même la commission va suivre ces recommandations ñi nga xam ne ñi ñoom lañ ko dénk organisation am na ay recommandations yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo jiite joxe nañ ko ko alors que yaakaar naa ne danañ ci def li ci war ñun xam nga ñu en tant que technicien ñun dañ koy tàggate moo ñu ëppal solo donc ci benn inconvénient pour ñu jouer ko plus quelques aménagements lañ ciy def rek mais ça du souci boo xam ne war na tere ñu jouer foofu quoi. léegi ci environnement bi maanaam bërëb yi nga xam ne ñoo wër foofu nga xam ne nit ñi dinañ ñëw peut-être nekk ci conditions yu baax loolu yëpp mate na. incha allahu rabbi loolu la ñuy ñaan donc xam naa ne ñi nga xam ne ñi ñoom la ñu dénk organisation bi danañ ci gën a ñëw lu sore alors communication bi aussi xam naa ne incha allah dana jaar ñu sensibiliser aussi ñi mooy ñi bëgg a beach soccer aussi nga xam ne Sénégal mooy organiser donc ñu war a mën a ñëw jàppale xale yi nga xam ne ñoom amawuñu chance gis leen ci compétition bu toll noonu donc ñu dinañu mën a ñëw seetaan c'est quoi parce que vraiment c'est le lieu idéal quand même pour nit mun fa jongante foofu quoi. CAN beach soccer bi nag dañu ko daal di door ñaar fukki fan ak ñett jàpp fanweeri fan ci weeru mai ca Saly Sénégal nag gannaaw bañ defee tirage bi ci groupe A bi la daal di féete bokk ak RDC Tanzanie ak ñii di waa Uganda. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. RFM rajo askan wi. xibaar yi ñeel ak cosaan dañ ci ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi. la danse pour tous mooy slogan bi nga xamante ne moom la ñu fësal ni ki démb ci Pikine ci cérémonie officielle bi soxal journée mondiale de la danse mu newoon nag occasion pour ñi yëngu ci wàllu pecc mi ci kanam kilifa yi kon ñu daal di plaider ngir ñu taxawal benn conseil national de la danse waaye itam benn fond boo xamante ne sous secteur boobu donc lañ ko jéglal dañ ci déglu njiital fédération nationale des ballets Malal Ndiaye bokk itam ci fédération internationale de la danse ndongo ka moo taataan ay kàddoom. conseil national de la danse boobu ba léegi ñu ngi koy xalaat defe naa ci ñaari at ngi nii mu ngi ci toll ñu ngi ciy xalaat naka la ñuy def ba am benn conseil national de la danse lu tax kuréel boobu daf ñuy dimbali ñu mun a saytu ñu mun a aussi contrôler lépp loo xam ne ñu ngi koy def suñu aada ak suñu cosaan ak suñu fecc ñu mun ko contrôler mais kuréel boobu tamit daf ñuy may ñu mun a def ay pàcc yoo xamante ni ñi nga xamante ni ay professionnel lañu ñi nga xamante ni ay semi professionnel ñi nga xamante ni ay amateur lañu ñoon ñëpp ñu mun a nekk ci biir kuréel bi ñu ànd saytu ñun ñëpp li nga xamante ni moom mooy suñu aada ak suñu cosaan ak suñu pecc fii ci Sénégal beneen bi nag moom mooy bi ëpp solo ñetti at ci ginnaaw tase woon nañ tubaab jalaaw nekkoon ci benn lël liggéey benn këyit boo xamante ni ñu ngi koy wax un document pour le fonds national de la danse boobu ñetti at a ngi nii déposé nañ ko au ministère de la culture fonds boobu bu amee day dimbali képp koo xamante ni tey jii yaa ngi ci fecc ci bi ñu nekk foo munti nekk ci Sénégal boo amee sa projet mun nga ko déposer foofu ñu accompagner la nga mun a def li nga xamante ni moom mooy formation nga xam ne ñëpp dañ ko soxla tey jii ci wàllu danse rawatina fu ñu toll nii nag am na leneen loo xamante ni dafa dugg ci adduna bi moom mooy digitalisation bi nga xamante ni dafa commencé ak numérique bi fonds boobu ñun buñ ko xaymaa ba pare laajte ko donc dafay tourner autour de 800 millions. ab association internationale boo xamante ne fukk ak juróom-ñaari réew bokk nañ ci Dakar daanaka dina ci dalal ci weeru décembre benn symposium international kon ci wàllu woowee dañ ciy déglu secrétaire général section des Cissé ci waxtaanam ak Abdoulaye Cissé. Cissé yëpp bon suñu histoire mu ngi commencé depuis Inde Yémen ba Égypte. waaye Sadio looy wax ni man li ma gëstu ci sama taarixu bopp samay maamaati maam ba fu mu gën a soree Gambie la ñu jóge man ci li ma jàng ci li ma gëstu ci sama histoire boo demee dëkk bu ñuy wax Pakaliba nekk Jaara ci Gambie. nga bëgg maa yóbbu Inde loolu link bi naka la mën a nekkee. man mii ngay waxal ni sama maam mu ngi jógee Côte d'Ivoire Senufo la jaar na Gambie dugg Casamance dem Goudomp ba Jibanaar donc man waa Jibanaar la mais suñu maama Dinga bi muy jógee Égypte bi mu ñëwee en Afrique de l'Ouest fekk fi benn population kawolo ñu leen di wooye saraxole lañ donc comme yow nga doon sol par exemple mbubb bu xonq chaque jour ñu la koy gisee. léegi ñu ne la borom mbubb bu xonq bi moom it ci fas bu weex la doon yéeg tout le temps
léegi nag population kagolo yi dañ ko doon wooyee borom fas bu weex bi mooy sii mooy fas see di bu weex donc loolu moo indi suñu sant. sunu origine sant kon ci loolu la jógee. dàkkantalu borom fas bu weex wi. voilà parce que si yëpp ay saraxole lañ. donc déedéet man saraxole de. non soo gëstoo bu au fond. di nga xam ne saraxole mais si c'est Mandeng l'empire du Mandeng moo gën a yaatu catégorie saraxole donc mënoo dugal li gën a yaatu ci cadre bi gën a ndaw. l'empire du Mandeng kooku dafa mujj. Sadio Cissé mooy doon ganuk xalam ni ki ëllëg samedi mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah kon ci xalam. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak El Hadj Assane Gueye. ginnaaw hôpital Magatte Lô bu Linguère observateur xëy yëgle lakk geneen ndeke ci hôpital bu Fann fii ci Ndakaaru ci service réanimation ba dalal ñu ne ñi amee jàngoro coronavirus lakk gi mu ngi am fan yi ci ginnaaw ba ñu rawale malade ci yeneen i structure waaye dañu ko daal di muur ak sutura siiwalu ñu ko woon nepp xibaar observateur ne sapeur pompier yi ginnaaw yàlla ñoo ci xëpp ndox mu sedd teel a fay lakk ga nde tiitaange nga fa woon rawatina ba buteelu gaz ya bare lool ca bërëb ba ca liggéeykat yi observateur taataane xibaar bi nag ñoom ñu ne du dañuy porter presse ak waaye li tax ñu joxe boobu xibaar dañu bëgg puus kilifa yi ci ñu jëli matuwaay rawat na ci wàllum karange observateur ci weneen wàll xëy nag def gëstu bu yaatu ci ni nu fi jukkoo fii ci réew mi ak ñàkk a tegeem daan ci càggante wala bu tayef amee dale ko ci suuxu batalo Joola ba ñu ne lakk gëwoon ca Linguère ubbi enquête rek la ñuy def ginnaaw si lépp doxe fi tàbbi géej léeg-léeg sax ñu wékk lépp sunu boroom naan ndogalu yàlla ak yeneen wàllu parrainage ak xalaat bi ci ëttu àtteb CEDEAO am ci ne dañu ko war a dindee Sénégal état bi indil na ko tontu ci Vox Populi ministre Oumar Gueye ne parrainage bi du lu xëy rek waddee ci asamaan dafa jaar fa mu war a jaar ba assemblée nationale ba doon ab loi kon mu ne tegu na ci ab yoonal ministre Oumar Gueye ne ci réew yi nga xamante ne ñooy réew yu naat yi parrainage yi ñoo ngi koy defee jaare ci grands électeurs fii Sénégal nag danoo taamu jaare la yëf ci citoyen bi jox leen sañ-sañ ak baat bi te nag mu ne bu ñu fi defuloon parrainage téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti mbërëy taxaw samp seen dënd ngir falu ba tey lu ñeel gis-gisab CEDEAO bi ci loi parrainage biñ ne dafa jalgati droit libre participation aux élections di sañ-sañ ak liberté bokk ci wote ci le soleil Ismaïla Madior Fall moom ne atte bi ci boppam bu ëttub CEDEAO boobee ñetti njuumte da caa am ci wàllu droit ca nag mu ne Sénégal warul sax tontu CEDEAO waaye fexe sol dàllam dox li nga xamante ni mooy xalaat bu jëm ci ñu réformer ëtt bi daal di ko sowe ngir sàmm deru Afrique sowu jant ci wàllu woowee ndax njuumte yu rëy yi mu gis ne duy sagal tribunal boobee Ismaïla Madior Fall ne ana ku mën a xalaat seconde rek cour de justice union européenne wala cour européenne des droits de l'homme xëy bis rek ne parrainage ba nuy def ca France jaare ci élus locaux yi wala ba nuy def ca Pologne jaare ko ci citoyens yi dafa jalgati yoon ca nag ëtt bi rax ci dolli mu ne sax daa wàccab àndam di li nekkoon ba fii jurisprudence la tribune ne Sénégal a ngay dand nag bu baax di sori CEDEAO ndax wuute gu mu wuuteeg moom lool ci wàllu xalaat bi ci wàllum parrainage SAES syndicat jàngalekat yi daara yu kawe ñoom ak dandante seen digg ak jëwriñ ji nu bootu Cheikh Oumar Anne les échos ne ña ngi koy ŋàññi nag ak a yekkalu ne ci wàllu doxalin ñoom jàngalekat yi dem nañ ba ni sax for nañ ci wéyu bëy ne lu jëm ci wàllu orienté ak bachelier yi Sénégal benn doomu Mauritanie toog fële ci France rek di def lu ko neex suufas université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu ne duñu nangu benn yoon ku koy saax-saaxee ba tey waa SAES say gisee noone ne du anticiper maanaam amul benn gis-gis ak làmb tu la dëkkee ministre Moussa Baldé moom yore wàllu mbay mi di indi leeral ak tontu lu ñeel campagne ak mbay mi ngóob mi yéene kaay bi di laas ne ma ngay leeral nag ak colo gi nga xamante ni dund nañ ko ci campagne bu daaw bi bu Sénégal gëj a dund lool ci li quotidien njariñ li ñeel moome mbayum daaw ñu xayma ko ci ñaari téeméeri milliards ak fukk ak juróom-benn baykat yi ndengeleex ñoom mel ni ñu yëgul loolee ne ay ngëneel ak jàmm ndax réerub suuf seen digg ak sédiment libération ne ba tey nag coow la fayagul daa gëmm rek waaye ba tey mu ne la fa kuuf ca ndengeleex le quotidien xëye tey peetuk première mai gi ëllëg ci jamonoy crise fu ne ci àddina ak coronavirus gi yéeni kaay bi ne ret nag ci xolu téeréb ñaxtu yi wàllum xëy dana ca fës lool wàllu lamb ji la ñuy jeexal ak sunu lamb mi xëy xibaar amateur yi Sénégal combat Ama Baldé Modou Lô ne jaaral nañ ko démb yoonal ko régularisé ci kanamu CNG bi combat bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre 2021 di 25 décembre lay doon Luc Nicolas mi tëgg lamb ji ne cadeau Noël la ko defal amateur yi première ndaje mi nag 15 mai lay doon ci Nianing